Le candidat de la grande coalition de Bokuyakar, avec la coordinatrice Anne-Françoise Linette, nous pouvons rejoindre cette place.
Cheikh Issa mool la billahi tay waa Golf defaral ko gaal kon ko di sant ñu dem Cheikh Issa Sall gaal xaalis bu góor ñëpp ko xaalis bu góor teral ko ay waajuram tëdd ci ngeen ñëw jox ko gaal tey lépp leer na tey sant yàlla tey bu ñu ubbee campagne électorale bi ci biir Sénégal ak ci biir Mbour tey jii di ñaan yàlla liñ ko ubbee ci jàmm mu jeexee noonu ci jàmm terminé par suñu victoire le 23 janvier 2022. kaddu yi nag kaddu cant ak ngërëm rek la ndaxte li fi xew tey. du dara lu dul dëkkandoo yu baax yoo xamante ne dañu am yéene dëgg-dëgg sargal seen dëkkandoo moo tax it il faut ma laaj ana maasu buri coy ana maasu ay dagay ana ñu ana maasu koley ana maasu ndey soxna yi kon ñi ma tudd nii mooy kuréel yoo xamante ne jigéen yi dëkk ci koñ bi ñu décidé ni tey dañ may sargal ndax lan ndaxte Cheikh Issa Sall ñëw na jël ma jox ma comité électoral bi pour que ma ànd ak moom foofu ñu rafetlu loolu mais dañ may sargal pour wane seen dëkk Cheikh Issa Sall moo tax Cheikh Issa ñu lay gërëm bu baax a baax. waaye nag il faut que ñu wax tamit tey ci politique ndaxte président de la république bu tànnee Cheikh Issa comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar ci Mbour dafa am yaakaar ni day gagné waaye nag bu àndee ak ku mel ni Sira Ndiaye boobu dafay cartonné moo tax bu àndee ak ku mel ni Baye Seck Wade c'est pour cartonné moo tax bu àndee ak ku mel ni El Hadj Gueye ñu ku mel ni Pape Amady Ndaw kilifa yi toog fi yëpp c'est pour cartonné mais aussi bu ànd ak maire tamit c'est pour cartonné moo tax kon loolu dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax li ngeen fi gis nag liggéey moo ko jiitu gannaaw jigéen yi ma tudd fii dañuy tudd rek ñoo xamante ne depuis des mois ñu ngi ñëw tout le temps ñu nekk sama wet di ma jàppale ma tudd ci tey ku mel ni Zal Thiaw mii jar na gërëm di ci tudd ku mel ni colonel Sadio laa ko bëgg a wax sama soxna moo sant Sadio mais colonel Sow la nga xam ne mooy conseil spécial du président Cheikh Issa Sall ku mel ni Matar Ndoye ñooñu ñoo nekk ñoo xamante ne toujours ñu ngi sama wet di ma jàppale. rax ci dolli nag tey organisation bu Ndiaga Cissé dugg ci vraiment defar ba mu gën a rafet président Cheikh Issa ñun amuñu woon ay militants wax dëgg yàlla 14 ans ñu ngi toog amuñu ay militants waaye nag am nañ ay dëkkandoo yu baax ñoo xamante ne ñoo def lii. am nañ tam ay njaatige am nañu ay mbokk ñoo mobilisé wu taxaw naan dañuy yokk doole léegi nag lu ñuy wax mooy mbir mi du question dem voter rek mais aussi voter loo képp koo xam ne war nga ko mën a voter loo il faut faire voter et faire voter mooy liggéey bi actuellement daji leen condamné ngeen dugg si dëkk bi fexe ba voter loo nit ñi parce que loolu mooy message bi tax loolu mooy yokk doole boo xamante ne amoon na fi ba pare waaye nag Cheikh da nga liggéey ma am ma wax na ko fii Anne Françoise Diomaye wax na ko fii foo dem li na la Cheikh Issa Diatta kon kay da nga liggéey
liggéey boobu nag dañuy ñaan yàlla rek nit ñëpp dañu ñëw pour aar ko pour vraiment gunge ko ba nga xamante ne dañ koy transformer en un sport boo xamante ne record boo xamante ne bu ko président de la République gisee mu xam ne Cheikh Issa mi liggéey na loolu moo nekk suñu taxawaay di gërëm ñëpp di sant ñëpp peut-être di daaneel si kilifa yi te bu voilà donc ma ñëw aussi surtout gërëm kilifa yi imaam yi toog nii nga xamante ne ñoom ñoo seq jumaa ji ñoo seq jàkk ji lii sax du seen milieu lii sax du seen place waaye nag gis ngeen ko borom njaboot moom mënoo bañ dara xamoo tax seen taxawaay loolu naa ko comprendre na ko ñëpp comprendre loolu di gërëm tamit jeunesse bi effectivement depuis 2 mois chaque jour chaque dimanche ñu ngi dajaloo si biir koñ bi di ñëw wéttali di préparer bés bi moo tax it surtout man ciy ràññee nag groupe non violence xamante ne ñoo décidé tamit franchement taxaw suñu wet jàppale wax ci tamit pour terminer Matar Ndoye ak l'ASC Golf ASC Golf franchement taxaw nañ ci koñ bi jël responsabilité defuñu rek ay nawetaan mais dañu jël responsabilité ci quartier bi di dugg di taxaw ci sécurité di taxaw ci salubrité waaye tamit ci solidarité boo xamante ne waa koñ bi ñu ngi ci di gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam. suñu papa yi toog ku ci nekk ñu ngi lay jox loxo papa di leen jox seen wàccuwaay wala seen yéeguwaay di ñaan yàlla mu bàyyi leen suñu kanam ngeen yàgg fi lool te ànd ak wér. di nuyu nag chef de quartier muy suñu papa Jabel ñu ngi koy nuyu di nuyu waa gox bi yépp mais ñu ngi nuyu waa comité électoral bu Golf bu Benno Bokk Yaakaar bu la candidat Cheikh Issa Sall ñu jël nuyoo bi nag teg ko ci madame la coordonnatrice muy Anne Françoise Diouf madame Ndem du noonu la muy sama promotionnaire ñu juddoondoo Mbour yàgg nekk Mbour lépp rafet kon Anna maa ngi lay nuyu di la féliciter di nuyu nag suñu papa ji nga xam ne c'est un sage mu nekk suñu biir di defar man léegi laa xam ne toog na 14 ans deful politique muy suñu papa maître Tambidou mais dama ko seetlu depuis ñu investir Cheikh Issa comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar foo ko fekk mu ngi promouvoir la liste Benno Bokk Yaakaar foo ko fekk mu ngi liggéeyal le candidat Cheikh Issa Sall te tey meeting bii ñu def di ko ci sargal wone na ko kon maître ñu ngi lay gërëm ci turu coalition Benno Bokk Yaakaar responsable yi fi nekk yëpp ak le candidat Cheikh Issa Sall di la gërëm di la sant parce que li nga def xam naa xamoo ko mais ñun xam nañ ko te bàyyi nañ la xel bu baax kon yàlla nga yàgg a nekk ci wetu Cheikh Issa ak wetu njabootu Macky Sall di leen jàppale di leen gunge parce que li nga def nag moom la mag war a def am na ay nit ay kilifa yoo xam ne président Macky Sall da leen defal ay teraanga ñu dëkk fii Mbour tey jàppalewuñu président Macky Sall te Macky Sall nag le président son excellence gor bu set wecc la ku séq ak moom di nga xam ne kii ma séqal gor dong la ndax dafa mën nitam kon maître yaakaar naa ne ñun tey wéetuñu parce que dañuy wax ne àndu xale kese baaxul mais àndu mag kese baaxul mais bu ñu gisee ay xale di dem ay mag nekk seen biir yor puso di ñaw te yow noonu nga taxawee ci biir coalition bi duñu def lu dul gërëm la sant la ñaanal la bu loolu weesoo nag ñuy nuyu sama grand frère muy Ndiaga Cissé l'infatigable de Cheikh Issa fii ci Golf mais di nuyu suñu mag Zal mais nag di nuyu koo xam ne suñu mbokk la suñu rakk la muy le président Matar Sall
ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu tout le comité électoral bu Benno Bokk Yaakaar bu Golf yaakaar naa ne soxna si taxaw wax sànq wax na li nga xamante ne mooy solos ndaje bi parce que élection yi ñu nekk du élection ma Samba du élection ma Demba candidat la ñu wax te dañuy fal directement le maire kon ñun coalition Benno Bokk Yaakaar sunu kàddu yëpp dafa war a jaay sunu candidat te sunu candidat nag neex naa jaay fii ci Mbour rawatina fii ñu taxaw muy Golf damay wax ne xam naa noonu laa koy defee ba campagne bi jeex nous avons le meilleur candidat qui a le meilleur profil qui a de l'expérience et de l'expertise et qui fait la différence ci candidat yi fi nekk yépp nag ci biir Mbour Cheikh Issa Sall effectivement dafa juddoo Mbour yaroo Mbour màgge Mbour mais mu joxe exemple boo xam ne président de la République son excellence da koo jox tous les jeunes sénégalais mooy da ngay jànge ci sa dëkk jànge ci sa gox te du la teree am xam-xam te du la teree rendre service sa gox président Macky Sall amul diplôme boo xam ne étranger la ko jëlee diplôme am yëpp Sénégal la ko jànge ci école publique Cheikh Issa Sall njàng mi mu jàng yëpp mu ngi ko jàngee ci école publique waane Cheikh Issa ku ko jur mu nekk doomi mool fu mu juddoo tefes yaakaar naa ne loolu signe bu am solo la xam nga lu ko waral mooy nit da ngay gëm sa bopp nit da ngay gëm fi nga bokk da ngay doyloo yàlla xam ne lu am yàlla la mais boo góorgóorloo rek sunu borom wan la yoon te Cheikh Issa du leen nettali ndawam mais li ngeen koy gis nii da daan dem géej di fayal boppam di jàngi di jël li nga xam ne mooy inscription école kenn fayalu ko ko moo ko fayal boppam ci dem géej bi mu doon demal boppam Issa moo ko moom waaw waaw ba mu neex donc muy exemple ci jeunes yi xam nga lu tax mu am solo bu ngeen amee koo xam ne dañ ko war a présenter pour fii ñu jëm muy ci meeru Mbour bi dañu war a wax jaar-jaaram bu ko defee population bi xam ne rawatina jeunesse bi dara jombu leen parce que bëgg nañ ay yeneeni Cheikh Issa am Mbour bëgg nañu ay yeneeni honorable Sira Ndiaye am Mbour yeneen Pape Ndaw yeneen El Hadj Gueye yeneen doomi Mbour yoo xam ne dañuy nekk fierté waa Mbour te loolu li koy maye gëm sa bopp si la bokk mais waa Golf waa Mbour candidat bi ñu am moom laa njëkk a dégg mu wax Mbour ci xel Mbour ci xol xam nga Mbour ci xel Mbour ci xol loolu mooy Mbour ba mu jeex tàkk kon kooku bëgg na Mbour mais beneen bi gën a neex mooy dama ne kuy ut mairie da ngay ànd ak nguur da ngay nekk au pouvoir parce que état moom mooy dooleel collectivité locale c'est un démembrement de l'état maanaam maire yi ngay gis ñu ci ëpp ci Sénégal dafa am ci gafa gi ñuy joxe muy budget bi état moo koy jël di ko jox commune pour mu koy dunde di def ay infrastructure di def pour que dëkk boobu mën a émerger mën a développer est-ce que yéen xam ngeen ne Cheikh Issa Sall candidat wu Benno Bokk Yaakaar mooy directeur général bu agence nationale de développement municipal muy ADM mooy agence bi nga xam ne moom ci nguur gi mooy jàppale collectivité locale yi maanaam mairie yi est-ce que leen yi toog fii ñu bari xam nañu loolu waa ki yor loolu te mu am lum ci jot a def nag bien vrai que nekkul maire Mbour waa kooku buñ ko joxee Mbour kon à travers le plan Yeesal Mbour muy programme de modernisation pour Mbour bu leen nee dina ko def jël 4 milliards dugal ko dina ko def tali yi nekk biir Mbour
infrastructure yi ngeen gis biir Mbour mairie Mbour defaru ko c'est le président Macky Sall à travers son programme le plan Sénégal émergent moom la sedd Mbour cëram te cër bi des na li koy mottali mooy ngeen voteel le candidat Cheikh Issa ñu mën a am un Mbour prospère un Mbour développé un Mbour boo xamante ne ku ci nekk da ngay gën a fier ci dëkk ci parce que day am environnement bu am solo maanaam tey bu ngeen demee rond-point Saly tey ci mois de décembre la ñu jóge ku ne gis na ne Mbour amul fenn fu ñu mën a taxaw photo wu pour wax ne maa ngi sama dëkk Mbour laa dëkk loolu amul gisaguma ko amul place boo xam ne Mbour am na ko pour ay doomam pour ñu taxaw sax sinap normal amuñu ko kon war nañu xoolaat suñu bopp bu ñu nee yëf yi day dox doxul bu ñu nee yëf yi baax na baaxul ki yor solution bi ki war a dindi loolu ki war a saafara loolu c'est le candidat Cheikh Issa Sall kon foofu laay yemal kàddu gi gërëm sant wax leen ne vous avez fait le bon choix parce que tey jii da ngeen a am loo xam ne benn quartier amu ko mooy lu doy ni élection locale ñu ne première sortie coalition Benno Bokk Yaakaar première sortie candidat bi fan lañ koy defee ñu ne golf wante golf jigéen ngoon jig ngeen wala jigéen ngeen Benno Bokk Yaakaar parce que fii laa ñëwoon 2019 ngeen defoon lu mel nii ak le candidat Cheikh Issa pour président Macky Sall mën a am deuxième mandat kon su ngeen ne di ngeen fal Cheikh Issa maire Mbour man gëm naa ko parce que def ngeen ko 2019 te di ngeen ko feddali inchallah le 23 janvier avec un score mémorable pour la coalition et le candidat Cheikh Issa. Vive la coalition Benno Bokk Yaakaar, vive Cheikh Issa, vive Mbour, jërë ngeen jëf. di kontaan bu baax ci mobilisation bi ngeen def tey jii ñu ngi jiital ci nuyoo bi sunu papa délégué de quartier di ko ziar bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ñaanal waa këram yëpp bañ fa ñëwee seet si ko gis nañ ni ñu teeroo dafa ñu ay ñaan yooyu yëpp yal na ko yàlla mottali si nu mu gën a rafete ñu ngi nuyu di ziar imam yi fi ñëwoon yëpp imam yi ñoom ñooy représentant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii ci dëkk bi kon bu ñu ñuy bàyyi xel ba sunu xew yu mel nii ñu déplacé wu ñëw dañ ciy sant sunu borom bu baax di leen ñaanal ñoom tamit ñu yàgg fi te wér continuer di jiital askan wi si diine ji ak si lépp lu ñuy def sunuy papa la ñoom ak sunuy papa la woon tey jii ñu ñëw di ñu gunge ñu ngi siy kontaan bu baax ñuy gërëm nag bu baax maître Tambidou mag bu ñàkk ki ñaan bi maître Tambidou mag mu baax nga maître Tambidou mag mu yaatu nga maître Tambidou mag mu social nga maître Tambidou mag mu jege askanam nga maître Tambidou da ngaa ñëw jël ay ndox di ko dugal ci biir quartier bi da ngaa ñëw di jënd ay ordonnance da ngaa ñëw di fay ay formation da ngaa ñëw di jàppale mool yi di jàppale jigéen ñi di jàppale mbootaay yi di jàppale ASC vraiment ñun ñu ngi sant sunu borom bi ñu yàlla boole ak yow bi ñuy démarré lii en 2015 fin 2015 lañ ñëw ci yow waxtaan ak yow ndax kóllëre gi nga seqoon ak sunu pap nee na dañoo bëgg nga ñaanal ñu jël nañ torse bi jox la niital ñu yoon wi foo ñu gis ñu nekk te du loolu rek wañi ñu depuis boobu ba tey de temps en temps dañuy ñëw lu ñuy song dañoo waxtaan ci ak yow te toujours dañuy jox conseil bu baax jàppale ñu ba pare gunge ñu biñ demee ba ñu desul lu dul investiture ak candidature nga ne dama leen a bëgg a jàppale bu baax a baax parce que xam naa ne defar Mbour moo leen tax a jóg te man mii tamit ku defar Mbour mën nga ko defal nga ne pour te mettre à l'aise
bugguma sax dugg si liste yi loolu bi ma koy wax danaa ñëw ba sama bureau toog nga ne ma bu ma dugal si liste yi dinaa la jàppale bañ àdduna bi yëpp xam ne jàpp naa la parce que li ma intéressé rek mooy Mbour defar kon yow boo nee bëgg nga Mbour rek dëgg la ñu pare nga ñëw di diriger comité électoral communal bi di si def say moyens di si def say possibilité di si def sa jot tey jii sañse jigéen ñi sañse yëpp yow yaa ko def sur tes propres moyens si sa xaalisu bopp si ngay solale jigéenu Golf yëpp ba pare nag yemoo si comité communal bi sa doom sa rak sa jarbaat Anne Françoise Diouf bi nga xam ne moom moo yor comité électoral bi ànd seeg ñoom Matar Ndoye ànd seeg ñoom Ndiaga Cissé ànd seeg jigéen ñi ak góor ñi nga xam ne ñoom Zal ñoom ñëpp ñu ànd si vraiment nga uuf leen di leen gunge di leen jàppale ba tey jii mobilisation bi ku gis mobilisation bi xam ne waa Golf moom pare nañ kon Anne Françoise Diouf yow tamit ñu ngi lay félicité bu baax di la wax ne ni nga jàppoon sa diggante ak maire Tambidou ak di ngay liggéey rafet liggéey bu rafet bi ngeen di liggéey fii si comité électoral bi continuer leen ngeen téyante noonu doo lañ ko def may gërëm nag comité électoral bi nga xam ne nii responsable yi nga xam ne ñoo ànd ak man di si jiital ki nga xam ne moom fii nii dëkkam la fii quartier am la muy honorable député Sira Ndiaye honorable député Sira Ndiaye vraiment sa taxawaay sa générosité ak sa bëgg Macky Sall sa bëgg Mbour sa bëgg Benno Bokk Yaakaar chaque jour dañ ko daan firndeel waaye gën nga ko firndeel ren ji sa jàppale si man sa jàppale si sa mag sa jàppale si sa mbokk vraiment adduna bi yëpp seede nañ depuis plus de 6 mois boobu kenn waxagul ay waxi ay investiture yu demee noonu si nga pare woon pareel say nit pareel ñëpp si ne ren jii da ngay jàppale sa mag te boobu ba tey teg woo sa tànk yaa ngi koy def ak loyauté ak engagement bu yéeme comme ni ko suñu yaay ji Fat di defee comme ni ko Khady Ndaw di defee comme ni ko Pape Amadou Ndaw di defee Baye Seck Wade Maguette Cissé vraiment ak ñoom Diop waa am demi nag moom su ma tuddee moo Diop rek day àggali ñëpp El Hadj Gueye bi nga xam ne mooy coordonnateur réew mi communal ak départemental man xeetu taxaw bi mu taxaw sama wet vraiment àdduna bi yëpp gis nañ ko rafetlu nag fo bayaati baabu Pape Fall ñaam ma kodd kooku moom moo ñu yar di ñoom tente daan ñu xiir si jàng saa bu ñu demee bay xaw a rëcc daf ñu daan jëlaat tegaat ñu si yoon yi nañu comme yàlla may na leen tuuti sim jàng continuer leen ngeen gëm ko tey jii tamit ku nekk xamoon ne xawoon na tuuti si affaire politique waaye dañoo jóg rek mu jóg comme maire Tambidou bi tamit présidente Karo Gassama ñu ngi lay félicité bu baax sa taxawaay tamit fu ñu dem si dëkk bi fu ñu dem fekk nañ fa jigéenu am dem yi préparé wu taxaw di ñu accompagner ñoom ñëpp tamit ñuy jouer un rôle extrêmement important si li nga xam ne ñu ngi koy liggéey si biir Benno Bokk Yaakaar tey moom suñu xel daloon na en 2019 bi mu ànd ak honorable député Sira Ndiaye commencé fi suñu campagne waaye tey tamit suñu xel dalaat na biñ ñëwaatee fii si démarrage su campagne bi parce que li ñu fi gis dal na xel bu baax maître ana kontaan nañ si seen taxawaay dalal ngeen suñu xel Golf moom xam naa ne fi mu nekk yenn quartier yu bëri ñu jàppoon ne def nañ lu rëy ba di ka nganda la comme moo Diop ak waa 11 novembre defe naa ne ak waa damay bañ a tudd sama grand Abdoulaye Gueye ma ne ko damay tudd sama grand Abdoulaye Gueye gis naa ko fi waaye xam naa ne daa gis mobilisation bi rek mu dem continuer waat ay proximité ba xam ne liggéey bi des na waaye lii yëpp jàmm rek ak sutura dafa fekk ne responsable Benno Bokk Yaakaar yi ñoom ñooy ñi nga xam ne askan wi saa bu ñu masee soxla dara biñ gëstoo ñoom lañ doon gis ñoom ñoo nekkoon ci terrain bi ñoom ñoo doon gunge askan wi ñoom ñoo doon yóbbu ndox yi ñoo doon defar école yi ñoo doon jàppale parents d'élèves ci fourniture yi ñoom ñoo doon financement yi ñoo yoroon formation yi
Khadijata Diouf madame Faye moom tamit vraiment zone bi yëpp zone am la Marie Odile Ana Dabo moom tamit xam nañ li ko téye waaye xel meeg xol beeg yëpp mu ngi ci waaw Ana Diarra Faye tamit mu ngi fi zone bi zone am la Tidiane Sarr vraiment taxawaay bi rafet na te dal na xel léegi nag li ci des mooy gën a consolider dynamique de victoire bi parce que comme ni ko honorable député waxee bëgguñu gagner rek dañoo bëgg a gagner avec la manière parce que dafa am li ñuy carte Dakar dañoo bëgg a président Macky Sall paquet wu projet yi mu gàddu lii téye ko fas yéene ko teg ci table bi nii février bii rek dañoo bëgg ñun ñëpp buñ demee Dakar buñ la gaa moo si ay projet de yii Mbour la jëm kenn du na déedéet parce que li ñu digaale ak waa Mbour mooy suñ jëlee dëkk bi 3 ans ku gëj Mbour boo ñëwee dootoo ko xàmmee bayal bii ñu nekk am nañ fi un projet d'aménagement boo xam ne buñ ko defee dootoo leen namati Paris seen plage bi am na projet d'aménagement boo xam ne buñ ko defee géej gi dootul nangooti kër yi dootul nangooti jumaay ak jàkka yi incha allah loolu war na tax guddi bëccëg suba ngoon ku njëkk sa borom rek nañ ko fàttali ne le 23 dañoo war a gagner avec la manière Zal dañoo war a gagner avec la manière loolu mooy dañoo war a am fii 99% mu ngo loolu lañ fi bëgg ñu leen di félicité bu baax ah Tafa Diène Pam Ndiaye ak seneen bi yàqu sawaay ñëwal yow Modou bii léegi laa koy wax sira moom laa la doon wax léegi engagement am taxawaayam rafetlu nañ ko bu baax nee naa ko Modou bii de buñ ko seetaanoon kenn dootul meeting fii ci golf waaye chaque jour rek ñoo ko naan non non comme démocratie lañ nekk bàyyil gars yi def seen meeting yu yaraax yooyu buñ paree ñu doon suñu 100% bu jeex félicitations sa taxawaay merci beaucoup jërëjëf ñu ngi leen di félicité bu baax di leen jox rendez-vous nag très prochainement xam naa ne waa meetingu Tefes bi tamit comme waa Tefes ñëwoon nañ gunge leen après ngeen dem seetaan leen rek waaye man de pour le moment fii laa far golf moo ko yor